comme bëri nga coow combat coow mais bii sa combat taxaw ba léegi mënoo fexe ba jàkkaarloog sa adversaire mais loolu garaaw na loolu moo njëkkati te ñu bàyyi demee ci biir rek waxtaane ko incha allah loolu ñu denc ko incha allah mais bëgg nañ la yow wérum Alaaji Modou Lo mu sew kontaan ci yow waaw kër da ngaa fa bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu di gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant ñëpp ñi ngi seetaan di sant àdduna kàddu yi nag rafet na Malick li nga wax rafet na Cheikh li nga wax rafet na sama kàddu nag du ci mën a gum sore ndax dañu jàkkaarloog suñu mbokk taskatu xibaar yi nga xamante ne tey am na loo xamante ne bëgg nañ ko xam te loolu moo ngi fi tax a teew tey donc dañ leen di déglu rek après. le mot introductif rek quoi loolu ci doon baax. waaw introductif rek mooy la genèse de l'événement je pense que ce sera très facile à faire. Malick am na loo xamante su ma defee genèse sax dina tax ba lu ma bëgg a wax journaliste yi buñ ma posé question du ma ko mën a wax. moo tax bëgguma dugg ci genèse boobu. je préfère bàyyi leen ñoom ñu laaj ma lépp luñ ma bëgg a laaj ma tontu leen ci tey incha allah lépp nag laa wax. tey mi ngi noonu léegi El Hadji Malick li ñuy def mooy dañuy jox suñu mbokki presse bi kenn ku ci nekk présenté wu. ñu bàyyi Modou Lo dañuy bàyyi Modou Lo. waaw moo nuyu. waaw lu moo su ko defee ñu daal di jox suñu mbokki journalistes yi ñu ma def seen i laaj Modou Lo ak sëñ Fallou Luc Nicolaï def seen i tontu bisimilah moom. waaw alhamdulilah mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu journaliste yëpp ku ci ne sa tur ak sa sant nuyu ñu fi teew yëpp. ñu tamit ñu ñuy seetaan ci télé bi waaw di souhaiter ñëpp bonne année 2029 parce que 2022 mooy te boobu ba léegi jotaay bu yaatu bi am na ko di profité di souhaiter àdduna yëpp bonne année 2022 di ñaan at yi mu yàlla nekk ak dàkk ci at yi yàlla génn ñu fi mbas bi Sénégal yàlla def fi jàmm di ñaan tamit lion yi kan ñu dem yàlla jox leen ndam ñu Sénégal Modou première laaj bi mooy sa diggante ak Ama Baldé coow li bëri na fitna bi bëri na jàpp nañu ñaari yoon face à face bi mu avorté nit ñi dem nañu sax bay douter ci combat bi dina am ak du am alors loolu yëpp tey la ñu bëgg nga dellusiwaat ci pour ñu dellusiwaat xel yi d'abord mais pour confirmer nit ñi que Modou Lo Ama Baldé bu jàmm rek amee dinañu sëgg le 13 mars. waaw El Hadj. mais Père Malick ñu ngi jégalu micro yi presse bi ñu ngi wax ne micro yi moo liwul trop. Modou moo gën a yëkkati kàddu bi aussi. waaw El Hadj Malick defe naa wax nga lépp sa introduction bi tey ñun bu ñu teewee fii nii li lu mu woote muy jàmm te képp kuy nit jàmm war na la yitteel ay sax amu fi trop mais dafa am lu ñuy gis ci làmb ji waxuma rek làmb ji mais partout ci jeunesse su Sénégal temps yi muy violence dafa bari trop ba tax na li nga wax jàpp nañ fi ñaari yoon ñu war a jàkkaarloo ay fitna wala yooyu tax na ba tax amul loolu war a tey woote bi incha allah ñu toog wax làmb ji moom comme ni nga wax rek dina am ak du am moom kenn waxatu ko am incha allah bu yàlla defee jàmm rek dina am mais di wax rek mbëri tamit dañ ci am responsabilité bu mag a mag muy si seen kàddu parce que nit ki du lu la neex wala ku la neex rek nga koy waxee parce que tamit am na li nga xam ni dafay yee xale yi ci violation ba tax na nañu xoolaat suñu communication bu baax a baax lu ñuy waxee ak askan bi mais di waxaat jeunesse Sénégal rek Sénégal jeunes yi lañ yaakaar suba pour yor ko mais tey jeunes yi bu ñu yoree yenn comportement yi du ñu neex a xàmmee wala sax kuy dund fii Sénégal sa xel mën naa bañ a dal parce que li may wax du ci làmb ji fépp la bépp boor ci Sénégal muy football bi muy politique bi muy leneen ak leneen violence da cee bari trop te violence amul lu muy defar bu nee Sénégal le pays de la teranga bi suñu biir la war a njëkkee
mais pas lu nekk di yee ay fitna ay histoire yi nga xam ni amul benn sens jëmewul fenn dëkk bi xam nga di waxaa jeunesse bi rek ñu bàyyi xel ci loolu puisque réew mi seen loxo la war a mujjee dañu xoolal seen comportement bu baax a baax supporter mbër wala supporter ku mën a doon taxul ngay ñëw di xeex wala di sànni ay xeer wala non sport dafa war a boole mais warul tàggale. combat bu nekk am nga ko fi tàkkusaan bu nekk am nga ko fi mais tension bi ñu sentir ci combat bi dafa mel ni dafa jéggi nayo lan moo waral lu ni mel alors que yow daje nga fekk ku ne yaa Balla Gaye metti war na lool te fu mu mujj bëree mu jeex tey yéen a ngi nii di naanandoo ataaya ak a bokk benn bool li ci nekk. léegi damay wax tension bi est-ce que ñu jël combat bi benn côté bi est-ce que ñu affaire bi diisul si ñoom. ba ñu jëlee ko violence quoi parce que man comme li nga wax bis bu nekk am naa ko mënuñu am bis bu ñu dépassé xam nga lépp dañ ciy dugg ni ci war a duggee dem jéem a defar mais suñu jiw bi est-ce que jël ñu leen ëpp doole ba tax ñu dugg ñu quelque da nga jàpp ni fitna bi am yëpp beneen camp bi la du sa camp. ah non du amoo ci responsabilité. ñun keroog li am rek ñun bu ñu am na noo xam ne bu ñu defoon comme ñoom tey mën na toll fi nga xam ne tey dañ koy nettali leneen lay doon nga xam nga bañ yooyu yëpp moo tax xam nga ñu def yëpp mag pour le laaj dem ñibbi. jërëjëf loolu moo doon propos introductif yi waaw. bëggoon naa ko laaj parce que boo xoolee. jëlal. boo xoolee signature contrat yi ñu woote yëpp mooy bi ñu woote woon Sen TV ak bi ñu wootee woon Arena. lu ci ëpp Ama Baldé mooy jiitu si moom daal mooy njëkk ñëw mais dañuy gis ne Modou Lo moom mooy mujj ñëw lu ci ëpp coow li ci moom rek lay mujj quoi. waaw parce que xam nga ay signature yëpp dafa am convocation bu njëkk bi ñuy dem boobu maa ngi jokkoo bi ma war a jokkoo ñu ngi toll ko di toll foofu benn dafa amoon coow avant ñun ñëw sax déplacé ñu ko amoon na coow mu ñëw ba taxaw côté boobu lu woo saa yi ñu xaaral tuuti ñu réglé problème bi mais suñu côté amul benn problème bi foofu la nekkoon di fa nekkoon ak force de l'ordre bi xam nga ñun ñu ñëw dem affaire xat ñu ngi liggéey keroog tamit ñu la demee ñu benn violence dañu def suñu sport ñëw avancé ñëw ba jegee sax jéggi-jéggi gis ay xeer yu fu nekk xam nga ñu def yëpp mag tourné bi bi mais amul benn violence boo xam ne suñu côté la jógee comme ni ma la wax bis bu nekk am nañu ko ca lam bis du ñu dépassé ba ñu def naka suñu noonu bu dul loolu tamit tey fu ñu yàlla teg ci làmb dañu war di defar rek dañu war a gis li nga xam ne luy ñaaw la ñu jéem ci wax wala jëm ci ba mu teggee ko mais nag indi lenn li nga xam ne violence la muy ci wax muy ci jëm. mais keroog bi muy ñëw. waaw mën nañu après ñu jox suñu gars yi waaw parce que Luc il faut mu sànni ñaari kàddu Luc c'est pas la première fois ngay tëgg événement muy am genre détail yi quoi ñi ngi fàttaliku ca Mbour la fa xewoon Radisson la fa xewoon saa yoo tëggee daal day am tulleeg màlli day am coow day am fitna loolu ci yow la gars yi sax dem nañu ba naan Luc dafa mel ni moom mooy provoquer lu ni mel pour que événement bi mu mën a jaay mais day tombé moo waral ay gàmm lan moo tax Luc Nicolaï événement bu mu dugg mu am toj bopp jàppal bàyyi ci yow la wala lu mu doon. waaw jërëjëf Malick tey nag damay leeral lu bari lamb ji ñuy wax tey muy Modou Lo Ama Baldé bu dee man sëñ Fallou Luc Nicolaï jaaxal na ma bu yeboo ma bàyyi lamb ndax ren laa am 22 ans ci lamb waaw ku tëgg ay Mboor Ngeer tëgg ay Mbay Samb yaakaar naa ne yàgg nga ci lamb Balla Gaye 2 Modou Lo comme ni nga ko waxee sànq jaar na fi lu nekk gis nañ ko ci fi mu mujjee itam gis nañ ko ci mais dama bëgg rek leeral benn mbir mu ndaw dalalaat xel yépp ne leen man sëñ Fallou Luc Nicolaï maa ñëwaat man ci làmb ji maa jël làmb ji en main le 13 mars làmb ji dina am face à incha allah wa rabbi neexee suñu borom face à face yi ñuy wax dinañu am te dinañu am ni ñu ko bëggee benn coow du ci am benn violence du ci am muy Modou Lo mii toog di Ama Baldé ba may tëgg làmb ñoom ñaar ñëpp kenn takku ci ngeen kon ñoom jaaxaluñu donc tey dama bëgg a leeral askan moo tax ma ñëwal suma bopp gis naa nag ci réseaux sociaux yi ak feneen ak ci presse bi ak ci télé yi ñuy wax
waaw li respecté tout amateur yi du ñëw ci face à face du ñëw moo tax ma ñëw tey pour leeral askan ne man maa ñëw modestie à part nag interroger leen histoire lamb yu mag yëpp yi fi am ngeen interroger histoire ne kan moo ko tëgg ngeen laajte ba xam lépp lamb yu mag yi fi ne laa lay wax kooku suñu borom moo ko dogal du ci man ku yaakaar na ci man la yaa ngi juum yàlla moo ko jaarale suma loxo di wax ne nag bare na tey coow li bare na nii mu am ay ñuy tëgg làmb di wax mais ñu ci bare samay face à face kii mu ngi nii toog Malick Thiandoum fekkee na lu bare samay face à face sax dañ ma doon ñaan pour ñëw seetaan ko di ma ñaan di ma laaj nan la ñuy defee événement dama bëgg ñu dalalaat xel yi wàcce tension bi fii làmb rek la mënul passé làmb te li ma leen wax ñëw naa face à face dina am maa koy diriger du keneen nag maa koy diriger te dina am te du yàgg dara dinañu toog moom dina toog Ama dina toog dinañu wax te dinañu bëre làmb barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul loolu leer na am na ñu jot a bindu pour samp seen laaj ñu ubbi une première liste de 7 personnes su jeexee ñu ubbi une deuxième liste bu fekkee ni laaj yi jeexul après ñu yëkkati jotaay bi Yatma Fall Sen News Yatma. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar. maximum 2 questions s'il vous plaît. merci di nuyu Grand Malick di nuyu sunu père bi di nuyu Modou Lo bon ñaari question rek la am benn bi pour père bi la benn bi pour Modou Lo waaw fu may tàmbalee mooy sunu père bi wax nga léegi face à face dina am incha allahu rabbi mais bii passé fi ñu ko defoon muy Pikine arène nationale est ce que jàpp ñu woon foofu dafa jege Ama Baldé de trop ba tax tey coow li nga xamante ne moo jur lii tey mu am. deuxième question bi mooy Modou Lo tey ñu ngi lay jaar di la bëgg encore gis nañu aussi yaa roi des arènes mais tey jii say supporters ñu bëri ñu ngi si naataable ndax combat bi dina am tey lan ngay assurer say supporters ak lan ngay wax askanu lamb maa ngi jaar ñëpp di bëgg yéen. Modou mën nga tontu d'abord. waaw comme li ma wax sànq rek suñu supporter bu ma leen di wax lu dul incha allah combat dina am parce que man boobu ba léegi li ma war a nekk maa ngi ci jàpp ni combat bi dina am incha allah te loolu rek lu dara seen xel bu baax a baax seen bërëb xam na lu nekk ci kanamam xam na lu koy xaar bu baax a baax incha allah te maa ngi ci yàlla. waaw Malick xam nga il faut que ñu arrêté tuuti polémique yu ndaw yi su ma neexee man biir kër Modou Lo sax ma def ko face à face su ma neexee ma def ko biir kër Ama Baldé xaalis laa leen fay ay centaines de millions du ay fo contrat la seex ak ñoom dañ koy respecté ci nii wala ñu respecté ko ci neneen wala boog la nga xamante ne loolu laa waxante ak ñoom bu jot xaalis ba jotee duñ ko jot face à face moom li ma la wax dafa leer dina am du yàgg dara Modou dina toog Ama dina toog journaliste yi toog ñu wax ak askan bi jëm ci làmb ci jàmm ak salaam bëri ko ci jàmm ak salaam ndam li képp koo xamante ne suñu borom yow la ko jagleel nga jël ko ci jàmm ak salaam te benn coow bi ci am incha allah. merci Fadel Niang Dakar Buzz. jërëjëf Malick ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di félicité Luc Nicolas di ko encouragé di ñaan lii mu dugg yàlla defal ko ci dara ma am ñaari question benn Modou benn Luc Modou sama question mooy que ni dégg na ñeent say supporters ni école de lutte ba xaw nga fàgget da nga xaw a féete ci wane seen académie càmbaar ba ñu bari gisatuñu la di bëgg a xam loolu lu ko waral bi ci des mooy Luc ñu bari tam ñu ngi sikki sàkk naan combat bi ndax mën na am arène nationale wala dañ koy yóbbu léegi pour se daate bool boo ci bëggee di leeral exact fan la am. Modou tontul. waaw comme li nga wax jàmbaar wrestling Raw énergie Parcelles mbooloo yëpp écrit nekk Parcelles yëpp écrit nekk Parcelles man benn laa ko def parce que tey su ma amee combat ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen écrit ñëw nekk sama côté mel ne ku nekk ko énergie te
te papa moo amoon combat bu jàpp ñun ñëpp ñu koy pare loolu moo taxoon ñu dem foofu di ko jàppale mais rek éni dañu nekk toujours incha allah fa la ñu nekk bay bàyyi bu ko soobee yàlla. contact yi yaa ngi koy def ak waa Rock Énergie wala eggagoo ci level boobu parce que dafa mel ni nee nañu da nga làqatu Lac Rose rek parce que gisatu la. non non man sax ñu koy defee maa ngi passé fa laay ñëw di entraîné ko ñoo ngi daal xam nga ci liggéey bi dañu yaakaar moom ñu nekk ñëw ci incha allah lépp étape par étape rek ñu tolloo ci étape incha allah bu ñu war a wax nit mu ne il y a des doutes arène nationale attan na combat bi wala attanu ko wóor na ñu def ko fa wala wóorul ndax yaakaaroo ni ñu ubbi Léopold Senghor solution la baa nga yóbbu ko feneen. waaw Malick man de su ma gis-gis rek laay wax mënuma nag nekk ci xelu keneen mais man li ma jàpp mooy combat bi mënuñu ko bëri arène nationale parce que keroog gis nañu billet yi je pense 5000 francs lañ ko jaayee billet amateur te gis nga amateur yi kaas te bu ñuy kaas aussi peut-être ci benn côté wax nañ dëgg parce que publicu làmb xëy na doole yi yemuñu bien que damay gis ay artistes yu jógee étranger ñu mel ni ay daju ay ñeneen ak ñeneen bu ñu ne billet 10 000 francs billet 25000 VIP 100000 kenn du wax dara alors que li ñuy fay mbër yi sax fayuñu ko ñoon donc tey je pense que bu dee làmb nit néegu ci joxe 5000 francs ci mbër yooyu fay ay 150 160 millions je pense que war nañu xoolaat mbir mi il faut nit ñi xam aussi li ñu bëri mais arène nationale li wóor ba wóor mooy man xam naa ne combat bu xaju fa mbër mii toog xam na ne xaju fa ndax Modou mii leer na ko ne supporter am kase feesal nañu arène nationale moom mii wóor na ko ci combat bi bu caaxaan passé dëgg des ama moom itam ay supporter am feesal nañu arène nationale léegi nag ñun moom amuñu décision bu ñu ciy jël li ñu mun mooy def suñu liggéey bu dee arène nationale moo fi sës itam ñëpp na leen leer ne billet yi moom du yomb waaw billet yi moom du yomb moom waaw donc loolu daal moom moo ci nekk dañu doon suñu sago ñu ngi ñaan état du Sénégal ndax aussi jeunesse am rek la am population rek la am ñu leen di ñaan solennellement ñu def exception ubbil ñu Léopold Sédar Senghor ñu bëre fa combat bi pour mu doon fête ci ñëpp ñoo xamante ne xëy na dañu mën a dem stade ñëpp doon fête ci ñoom affaire bi doon vraiment loo xamante ne ku ne dina ci gis sa bopp. voilà loolu daal la ñuy ñaan incha allah. Baye Djily Wassare. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu nekk sa tur ak sant Modou sëñ Fallou Luc Nicolaï am benn question rek pour sëñ Fallou Luc Nicolaï ak Modou sëñ Fallou question bu njëkk bi mooy làmb ji ñu bari ci amateurs yi comme ni nga ko waxee léegi xalaat nañ ne combat bu toll ni Modou Lo ak Ama Baldé xajul arène nationale ñuy wax ni sëñ Fallou Luc Nicolaï xel mi sax mu ngi ci jël làmb bi yóbbu ko ba Gambie est-ce que sa xel mu ngi ci yóbbu lamb ci Gambie wala déet Modou benn question bi moom la Ama Baldé avant ngeen di daje dafa dëkkal ci suñu nopp ni Modou Lo ñëwoon ngeen def face to face mu dëkkalaat ko Modou Lo ñëwoon ba tax mënuñu daje ñoom ñu dégg dernier discours Ama Baldé bu njëkk dana wax ne ku mën ku dàq bëri doole yàlla na la yàlla may ndam mais bii dafa jël rek ne fu mën ci lamb bi yàlla na ko yàlla may ndam mu mel ni kon Ama Baldé dafa jàpp ni moom Modou mën moo la ko doole taxawaay boobu ak loolu lan nga ko gisee en leen jaajëfal. Luc très rapidement est-ce que sa xel mi ngi ci yóbbu combat bi Gambie comme ni ko ñenn ñi xalaat. waaw Malick je pense que nag quand même yebuma Sénégalais yi quoi franchement combat bu toll nii su ma ko naree jël di ko yóbbu Gambie mooy wax dëgg yàlla joxuma cër Sénégalais yi may ñaan état bi jël disposition yëpp. ñu ànd ci liggéey ko événement bi doon événement boobu day apaiser xol yi apaiser xel yi ñu ne ci hôpitaux yi féex ñu ne ci lieu de détention yi féex ñu ne feneen ak feneen féex ñëpp féex daal lay ñaan ndax événement yu mel nii dafa baax ci réew je pense que Gambie moom honnêtement xalaatoon naa fa yóbbu face à face Modou Lo ak kii mais combat bi ci boppam moom honnêtement xalaatuma ko yóbbu ndax respecté naa ko nag Sénégal. Modou
waaw am na loo xam ne moom ma ne ko waxu mbër la jarul sax di tontu bu baax su ma demee bay ragal góor waxu mbër su ma demee bay ragal góor ma xoolal sama bopp waaw muy wax nag ay combat yu ko mën a quoi ay waxu mbër la rek day wax pour mbër rek quoi mais géew ba daa tëjee saa yu barrière yi ku nekk xam na sa bopp yàlla baax na yàlla may taral fekk rek incha allah wax dëgg jël bu bari jël war na moom wax jarul bu bari incha allah. Mamady Diouf groupe E-Media. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu assistance bi teew yëpp di nuyu mbokki reporter yeeg journaliste yi di nuyu suñu caméraman yi nga xam ne bu dul woon ak ñoom kenn du feeñ ñu ngi leen di jaajëfal bu baax liggéey bi am na solo di nuyu suñu papa yi nekk ci salle bi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax assistance bi yëpp bàyyiwuñ kenn mënuma wax ba bàyyi te nuyuma suma professeur suma maître Alaaji Ngagne Diagne lu nekk ci man rek moom moo si def maa ngi ko nuyu d'abord di ko ñaanal gudd fan ak wér sama premier laaj dama ko jagleel léegi ñu ko laaj léegi renvoi yu bari na diggante Modou Lo ak Ama Baldé lan moo ko waral problème mu xaalis la wala lan et puis li nga waxee ni décidé nga mais da nga yéex a jël sa ay motuwaay lan moo xew léegi ne ko laaj beneen laaj bi maa ngi ko jëmee ci Modou Lo 4 février 2006 nga ñëw nga def 6 combats 6 victoires 4 février 2006 nga daan Alioune Seye 2 11 février 2006 nga daan Alioune Seye 4 février 2006 nga daan Pape Sène 2 11 février 2006 nga daan ki nga xamante ne mooy Alioune Seye numéro 2 ak ñeneen ñi ci topp ñoom Bouba Diop 2 avril 2006 nga def 6 combats 6 victoires sa adversaire ñëw 9 novembre 2008 ci lambu dem ba dab la ci lambu nga mel ni da ngeen a am lu ngeen jàppalante yéen ñaar sa diggante ak ki nga xamante ne mooy Ama Baldé Modou Lo buy wax bariwul lu muy jaar ci turu Ama Baldé trop lan moo waral loolu bu muy mënee ñëw ci wàllu galaaj El Hadj Malick Thiandoum wàllu galaaj est-ce que du posé tuuti du xaw a naqari combat bi tuuti quoi parce que keroog gis nañu ne Ama Baldé am na lu mu yoroon pour laalal ko Modou Lo mais dafa mel ni merci beaucoup gars yi ñu yam ci ñaari laaj rek te mu gën a précis Luc gars yi nee nañu pousse-poussaan bi dafa mel ni jekkoo yoroo. waaw Malick c'est vrai maa ngi koy remercier bu baax di wax ne nag professeur am yaakaar naa li mu jàngal élève am des na tuuti waaw parce que renvoi amul ci combat bi benn renvoi moo ci am mosuñu renvoyé combat bi benn renvoi moo ci am te Covid moo ko indi bu duloon Covid bi dañuy tëgg làmb ji mosuñu renvoyé ko wax ma benn renvoi bu dul renvoi bi amul. 25 décembre mooy benn renvoi bi. mais du Covid. amul beneen de si Covid la woon Covid moo fi jaar. ok ñaareel ba affaire xaalis la waaw d'accord maa ngi ñaan ñu defal ma télé ndax ma amaat xaalis mën a tëgg naa léegi non affaire téléthon kenn waxu ko. ah de comme yoratuma kay. il y a un budget prévisionnel pour ce combat budget boobu ndax boucler nga ko say partenaires fan lañu toll ak yow ci budget bi ak montage financier bi ba lii yëpp mën a àttu parce que li nga fay bëri bari na. waaw am na question yoo xamante ne du neex a tontu parce que dafa yomb quoi CNG ñu ngi fi maa ngi en direct président Bira ngi may dégg Ndiame ngi may dégg combat bi ma régularisé joxe reliquat yi Modou Lo gi nii di ma bàyyi ma fenn ëpp na 6 mois amul benn mbër bu ma desal 1 franc mu ngi nii toog yorelu ma kenn dërëm ñoom ñoo ma yorel man yorewuma leen. le budget prévisionnel. non may ma ñëw parce que dañ ma laaj ma continuer question dañ ma laaj dafa am loo xamante ne lii may wax duñ ci gan ñun dañ ko xam dañuy def ay montage li moo tax ma tontu ko rek comme xam nga nit bu la tontoo yenn question yi nga tontu ko rek question bu terre à terre da nga koy tontu terre question réponse bu terre à terre waaw moo tax ma ne ko dañ ma defal téléthon ndax ma am lu ma yeggalee combat voilà. waaye loolu moo tax ma reformuler question Alaaji Malick waaw am na benn laaj bu ma bëgg a laaj ci bu njëkk ci Luc Nicolaï dañ koy posé ñu wax ci PPV mu indi woon ko 2018
mu jëm léegi ba ñu ñëw ci 2021 est-ce que léegi lamb ji mu ngi ci gay wala promoteur yi mu ngi ci gay beneen question bi ñu ngi koy jëmale ci Modou Lo dañuy wax ne sa première interview da nga newoon yow doo ñuy wax ñebe kenn loolu nga waxoon bataille psychologique la wala ci dañ koy dëggal ba léegi wasalaam jërë ngeen jëf. Modou tontu la ko. ah mais loolu kay jarul ay dara booy waxal wala nga koy dëgg loolu kay nit ñi ku ci nekk rek mën nga def sa seede man su ma lekkee avance bu bëri dama ciy dem ful la fayda jabar fii defe naa mosuma bëri ñu koy naan acam damay def li ma wax lu ci des nag moom yàlla moo yor li ma wax la li ma waxoon démb laay waxaat du ma ñeeku jël kenn waaw. nit pay-per-view yaa ko fi indi ndax gaa yaa ngi ci gis seen bopp beneen bi ci des sénégalais yi nee nañ waaw foo nga lim pay-per-view bi nga fi dugal tax na ku jóg dugal pay-per-view kenn mënatul seetaan làmb mel na ni sax moom moo commencé rey engouement bi amoon ci làmb est-ce que tey amuloo tuuti regret sax ci li nga fi dugal pay-per-view. waaw Malick regret moom am naa ko moom ci pay-per-view bi honnêtement bu dee dëgg rek laay wax parce que ku ne sa aqulaay taala ngay wax pay-per-view li mu ci dugal dama xool ay xale sénégalais muy mon fils Ibrahima Faye Beuz ñëw jóge Canada yor projet bu baax dëgg yàlla bi mu ñëwee itam ma adopté projet boobu ànd ci ak moom ñu liggéey ko mu doon xale bu jàmbaare xale bu am jom am fulla am fit donc ma jàppale ko ci Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux ñu ànd ci liggéey ci pay-per-view bi pay-per-view waxuma ne baaxul déedéet au contraire waxuma ne baaxul mais dama ne man damay regretter parce que lu rey làmb pay-per-view ci la bokk parce que pay-per-view mun na jox peut-être promoteur xaalis mais problème bi mooy làmb engouement bi mu amoon pay-per-view da koy wàññi ndax je me souviens ñun bi ñuy tëgg ay Tyson Mor Fadam ay Yékini Balla ay Modou Lo mi Balla Gaye boobu jamono engouement bi amoon grand place yi nga gis ay famille entière yoom dañuy jóge dëkk ak dëkk jënd ay xar jënd togg ceebu jën Malick mi dëkk ngaay seen waa dëkk mu dem fa weekend bi ak yooyu ay mbir la woon yoo xam ne gisatuma ko man ci làmb donc loolu xëy na li doon xëcc nit ñi ci làmb sax xëy na mën na leen frustrer dans leur subconscient xëy na doon conscient sax mais subconscient lay doon ba tax ñoom ñu fustiger làmb donc man bu doon sama sago événement yu mag yu mel nii kenn mënu ko dëgg te amoo partenaire mënul nekk donc état moo war a jël ay responsabilité mooy lan mooy xam ne réew mi sama réew la man lañu fal man lañ fi teg te réew mi li ma bëgg mooy ñu bég donc ñu xool ay façon yi nga xamante ne mën nañ ko def ndax état quand même bu bëggee jël événement yu mel nii may ko Sénégalais yi mun na am ay pexe yoo xam ne bu ko defee mën na may Sénégalais yi événement yu mel nii bu leen ko mayee seen ko ñëpp seet ku ne Fongolé mi ku ne Dindi Felo ku ne Fouta diaspora bi ñëpp seetaan combat bi bu ñu xëyee ñëpp di ci débat ñu ñëpp di ci wax làmb dellu si waat fi mu nekkoon pay-per-view nag bañuma ko am na yenn événement yoo xamante xëy na du am yenn envergure yi mun nañ ko def pay-per-view mais je pense que pay-per-view baax na trop ci làmb mais man de pour man sama axulaayu taala rek laay wax lu rey làmb pay-per-view ci la bokk. bien répondu Alioune Mane. dama ne ci làmb bi ci bay suma waar ba yàlla def ma jël couronne bi tey jël couronne bi sama premier combat war na ci Ama Baldé kon combat bi xam naa fu ma yegg bu baax a baax xew ma ko du mu sa xew jamais te lu yomb sax dafa baaxul lu yomb bu baaxul bu may combat bi yomb ay ñëw fat dóor mu daan wala yenn dóor suuf non bu gën a mu saf saf balaa yooyu yëpp def incha allah jël la parce que bis bu mag la dañ koy xaar lu yàgg tey bu ñu ñëwee bis bi war na wane ko incha allah bugguma combat bi ñëw rek ay dóor mu daan ko muy bëri lu saf saf wala xeet lu saf saf di soxla incha allah sama bëgg loolu dañoo nekk ci lancé pay-per-view bi te Père Luc Nicolaï daf ci wax lu am solo léegi dañoo gis. moom da ngay siif ah. waaw maa ngi jégalu dama binduwul te comprendre ma woon ni dañuy bindu Père Luc Nicolaï dama ko bëggoon a laaj dañoo gis
collaboration ak xam nga ci dernier combat Baye Mandione ak Xoyantaan te yow yaa indi woon pay-per-view te yow yaa collaboré waat ak xam nga lan mooy expliquer collaboration boobu tey boo nee am nga regret ci pay-per-view au Sénégal ci ni mu doxee léegi xam nga lan la ñuy xaar ci sa diggante ak moom ci combat Modou Lo ak Eumeu Sène seen collaboration fan la yem bu dee partenaire Ama Baldé bu dee partenaire dafa am bu fekkente ne partenaire dafa am sa collaboration moom la koy arrêté offrir Sénégalais yi combat bi wala lan la ñuy xaar ci loolu Modou Lo dafa am expérience léegi moo tax buñ ko songee ci signature de contrat mu dellu ginnaaw voilà parce que bari nga combat bu bari coow bu nekk te combat bu nekk signature yi li muy bari coow yaay jiitu li coow li di bari sànni nañ la xeer fu ne yaay jiitu mais keroog dañ laa sànni xeer nga dëpp lu ko waral expérience la wala qu'est-ce qu'il y a. waaw jërëjëf Modou question bi c'est très pertinent wax dëgg yàlla boo seetloo ci sama biir discours nee naa ne fustigé wu ma pay-per-view waxuma ne baaxul de lu baax ci làmb mais man dama gëm ne lu rey làmb Sénégalais yi nag ñoo fi tax a toog ak amateurs yi ak askan bi lépp lu ma mën a def pour déggal leen incha allah dinaa ko def ndax nag Modou bare na ñoo xamante ne ci population bi lañu bokk bugguma dugg ci détail duma ci dugg itam mais mënuñu accéder ci internet parce que fa ñu ne moo tax te ñooñu dañoo jar a xalaat ndax ci askan bi lañu bokk man bu doon sama sago télé yëpp wane ko en direct ku ne woon la nga mënee nag waxuma jël signal di joxe de ku ne wane sa direct bopp woon li nga mënee waaw man bu doon sama sago noonu lay demee affaire bi xumb mel ni mu meloon bu njëkk bi am engouement te yow wóor na la wóor yaa ngi may poser question bi xam nga ne loolu mooy dëgg te looloo war a am yow xam nga loolu ndax internet am na ñu bari ñoo xam ne yoruñu télé nouvelle génération donc seen téléphone rek lañ ko mën a seetaan te téléphone tuuti na tuuti boo xamante ne di ko téye pendant 4 heures de temps di ko xool nii neexul te ñaata nit ñoo ci mën a xool donc man foofu laay waxee mais dama signé contrat parce que dama jël alal bu bari def ko ci làmb ji donc foog ma wut ay pexe yoo xamante ne ñoo ma ciy génne waaye bu ma gisee pexe bu gën a neex ma jaar ci loolu rek la. jërëjëf ah Modou Boy c'est vrai. waaw. baax na de. ñun bay sa question dégg naa ko mais àdduna ku nekk mag ngay ñaan ku nekk mag ngay ñaan ci lépp nag ah mag du yéen ñu rek wala yàlla dogal na ci la comme ni nga wax jafe-jafe yi bëri na. micro bi dem nañ am nañ daal tax sax bu nekk signature bu nekk am la keroog comme ni nga wax am na benn essence sax yi nga xam ne dënn yi tàngoor na naroon nañu affronté mais comme ni nga wax defaroon rek yaa yàq te tey bu ñu defoon comme lu ñuy def comme ni mooy wax heure bii leneen la ñuy wax dañu toll ci làmb fi nga xam ne lu ñu defar rek lañu lu ñuy defar rek lañu ñu gisee lu yàq dañuy dégg ko loolu moo tax keroog ba loolu amee xam nga dem nañ taxaw intéressé mais après ñu def ñu ñu wax sinon xam nga dañ fi gaañ wala ñu gaañ amul benn sens loolu moo tax ñu def keroog. Merci. Je vais tordre le cou à l'ordre jox jigéen bi ñu laaj ah Mbakan Sénégal 24. xam naa daa juum mais Mbakan bu. waaw question bi maa ngi nuyu ñëpp. Mbakan góor la. góor la waaw ba góor la rek. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sama papa Lille Nicolas ak Modou Lo question bi nag bi ma am mooy sama papa Lille Nicolas laa koy laaj di ko wax ne ko gis nañ presse en ligne bi ni muy liggéeyee ci làmb te keroog signature contrat bi ci signature contrat bi diggante Modou Lo ak Baye Mandione dañ ne 5 heures la ñuy dugal ñu gis ne da nga signé ak benn partenaire te presse en ligne bi bokk na ci li muy jaay combat Modou Lo ak Ama Baldé question beneen bi tamit bi may amaat Sénégal yi ñoom ñooy wax ñu ne Luc Nicolaï ak Modou Lo ñoo bokk tëgg combat Ama Baldé ak Modou Lo jërëjëf. yéen ñaar ay partenaires yi. Malick dafa wax waxu presse en ligne
presse en ligne bi tey ku nekk xam na sama diggante ak ñoom yaakaar naa ne amul benn événement boo xamante ne mus naa leen ko tere mais nag dafa am loo xamante ne dañ ko war a réguler aussi loo xamante ne dañ ciy toog waxtaan ci parce que ñoom ni ñuy defee promotion événement bi ñoom noonu la ñuy amee ay vues seen liggéey ñuy soxla événement bi donc loolu dinañu xool ki nga xamante ne mooy seen responsable moral ñu toog ñu waxtaan ci ba ñoom ñëpp su leen neexee parce que loolu sax décidé woon naa ko benn moment woo leen ñoom ñëpp ñu toog waxtaan xool nan la ñuy liggéeyee ci combat bi maxu mu ngi nii xam na ne waxtaanoon nañ ci maxu moo nam yi bi nga xam ne moo nekk ci Luc Nicolaï & Co donc am na luñ ci waxtaanoon parce que moom mooy gérer lépp luy digital donc buñ ci waxtaanee aussi am na luñ ci tëraloon mais loolu yëpp dina ñëw incha allah dalal leen seen xel lépp lu ñu mën pour ngeen mën ci liggéey ba gis ci seen bopp dinañ ko def parce que ñoo bokk réew mi te waruñu xañante dara mais lépp dans la mesure du possible ak li nga xamante ne kenn du gaañ moromam loolu dinañ ko def incha allah beneen question bi Malick. mu ne ndax yaa Modou Lo mii da ngeen a teg dil. ah mu ngi nii. waaw Modou Lo mu ngi nii toog yéen a ànd di tëgg làmb ji. dama ne am na ñuy wax ni sax yow mu léegi dana joxu la dara da ngeen a kii collaborer. waaw. non mais xam nga affaire yi bu amee ku ne di nga wax sa xalaat rek man mii bëri dégg acteur moom dégg naa tal naa leen ñu tëgg ay làmb tëgg ay production ci lu ma nekk laa nekk mu sama entraînement moom promoteur la comme yaa ngi ñëw tëgg bis bu nekk bis di am boobu dafa fay man ak Ama Baldé ñu war a seen koy incha allah dina yàlla ñu yóbbu sa jàmm pourtant nag Malick yàlla rek moo tax may wax Modou mu ngi nii toog laaj ko ndax avancé na 1 franc manqué na ci laaj ko ko moom amul benn dërëm bu coo xamante ne manqué na ci te reliquat bi CNG laa ko yëpp ñu jox ko yore lu ma leen dara am na loo xamante ne nag waaw non loolu ngay jaru sa wax dafa xam nga ni saa yi lu ñu waxante bu amul lu ci manqué kon lu ñu war ak moom duñ ko def mais tey moom ngi ñuy woote ñëw leneen ak leneen woote ñëw parce que contrat mu ñu tënk bu ñu signé lu leer nañ waaw loolu leer di ñaan Sénégalais yi rek aussi ñu gën a tàppe xol yi xam ne aussi xam nga nit aussi toujours delloo ko rek la mu moom bul ko jéem a toujours fustiger di jaar ci yenn affaires yi réew mi fii laa dëkk lu ne def naa ko waaw nañ ñaan yàlla rek mu ñuy kàttanal ndax yàlla rek moo yor kàttan ñun yoruñu kàttan waaw bu ko neexoon tey lii sax du am bu ko neexoon ñun kenn xamul tey ndax di nga ñibbi sa kër ci normal kon nañu sant yàlla di ko gërëm boole xol yi boole xel yi lu am solo ñu noonu Nicolaï & Co Modou maa ngi lay gërëm bu baax d'abord yow laay njëkk di la remercier sa maturité parce que l'autre jour boo amuloon maturité dina gën a ñaaw ndax ki nga gisee sa kanam loo xam ne lii jaar na da nga jël say responsabilités delloo te loolu yow lañ ci félicité yaa ngi wane exemple bu bari ci làmb ji ci di joxaay ay message bi nga wax sànq dañ ko war a lancer ñëpp déggu mooy jeunesse su Sénégal te yow ci jeunesse su Sénégal bu bokk modèle de réussite la xale yi war nañ xool ci yow xale yi war nañ xam ne loo gëm mën na la jariñ te loolu maa ngi lay félicité bu baax. deuxièmement bi aussi di masawu Luc Nicolaï làmb ji xaalis mënu koo téye dégg naa maama di léegi loolu fu làmb xaalis déedéet su fekkee ne Luc Nicolaï & Co dafa bëgg ñu délocaliser làmb ji na ko wax mu leer ñun ñu dugg ci wax ci def ci ay débat dafa fi république la léegi mënuñu tabax arène 32 milliards di ko tiitaroo Modou Lo amagul occasion bëri ci stade bi pour historique bi mën a resté Ama Baldé bëreegul ci stade bi pour historique bi mën a resté Balla Gaye bëre na fa Bombardier bëre na fa ah Top Tafin bëre fa ne serait-ce histoire Sénégal ne Modou Lo taxaw na ci arène nationale bi ñu mooy sunu mbégte ak Ama Baldé lu mu laaj def ko lu mu laaj jël ko prix bi lu mu laaj defal loolu ku ko mënul seetaan nga toog